ñaari fan ci weeru octobre ci at bi weesu muy 2012 laa yónni dossier pour ngir ñu enquête mbiru sëñ boobu ñuy tuddee Karim Wade déglu bi ñu ko njëkk a déglu fukki fan ak juróom ci weeru novembre ci weeru yi weesu lañ ko def booboog léegi nag enquêteurs yi ñu ngi càmbar mbir mi ngir xool naka la ñuy def ba li ñu yaakaar yëpp li ñu bëgg ci mbir mi yëpp ñu dajale ko ba indil ñu ko foofu nag maa leen di féliciter bu baax di leen sant bu baax ñoom enquêteurs yi ki nga xam ne mooy commandant Cheikh Sarr moom moo leen jiite sama adjoint bi ak man mii seede nañ ne lu ñu mën def nañ ko ci dossier bi fanaan nañ yendu nañ su ko defee nag di leen sargal rek te di leen gën a ñaax rek ñu gën a góorgóorlu gën a topp yoon bi rek ndax yoon bi mooy yoon bu baax bi su ko defee bi ñu li nga xam ne mooy maanaam lu yees ci nga xam ne moom la ñu doon def ci enquête bi ba ñu jàpp ne ñun sax dañoo yéex te ñun jàpp nañ ne yéexuñu ndax enquête bi ci boppam moo laaj moo am lu mu laaj ndax ñun li ñu tàmm def mooy enquête de constatation mooy enquête traditionnelle xam ne day am benn délit wala benn crime mu am ñu ñëw ñu constaté ko daal di wër ñi nga xam ne ñu jàpp nañ ne ñoom ñoo ko def ñu jàpp leen yóbbu leen tribunal ñu àtte leen fii nag moom beneen enquête bu bees la maanaam enquête de patrimoine la tudd maanaam dañuy càmbar waa ji alal ji mu am ñi nga xam ne yore na ko fii bitim réew ak li mu yore fii ci biir réew mi ak li mu yore bitim réew te li ñu seetlu ci bi ñuy def enquête bi mooy ñi ñuy càmbar li tubaab di wax technique de dissimulation maanaam dañuy nëbb seen alal sama substitut dina ci ñëwaat bu baax technique bi mooy jël ay nit maanaam jël lu mel ni tabax ko jël turu keneen def ci wala ñu taxawal benn société jël turu keneen def ci loolu lañ seetlu ci mbir mi muy nekk mbir moo xam ne lu naqaree lijjanti la looloo waral maanaam temps bi ñu ci def yëpp mu laaj ko leneen li mooy procédure enrichissement illicite dafa am li ñuy wax mise en demeure nit ki mënoo ko jàpp wala nga topp ko fii yëpp la woowoo ko ne ko yow gis naa ne yow li ngay doon fayeeku nangam la sa alal yi nga am nangam la léegi gis nañ ne yow si li nga doon fayeeku mënulaa may nga am li nga am léegi wax ñu li nga am foo ko jëlee may ko weer fii yëpp ñëwul tontu la amuñu droit topp ko ci yoon wala ñu jël ay mesures d'arrestation wala lenn sëriñ bii di Karim Wade noonu la ñu doxee moom le 15 mars lañ ko fi woo balaa le 15 mars nag loolu lu la jar a xam la ñaari fan balaa le 15 mars maanaam le 13 mars woo nañ ko fii jox ko dossier bi mu lire ko ànd ak ay avocat léegi le 15 mars laa ko woo fii ci salle bii daal di ko notifier li yëpp ne ko nag may naa la ba le 15 avril nga ñëw indil may say réponse démb avocat yi ñëw nañ indil ñu ay kayit te am na lenn sax loo xam ne waxuma ko ci tënca nasaraan ndax ñun li ñu jàpp bi ñu ñëwee démb li ñu xaar ba mu des ñaar fukki minutes ak juróom pour délai bi jeex ñu door ñu indil seen dossier ñun dañoo jàpp ne ñoom dañoo bëggoon a nax ndax ñu yaakaaroon nañ ne suñu ñëwee danañ toog fekk ay bés wala ñaari ay bés wala semaine du arsafula bolo weer pour lire seen dossier yi li ñu xamul mooy que ñun enquête bi ñun dañ ko li tubaab di wax dañ ko suivre en temps réel dañ doon dem ci fi ñuy enquêter di xam mbir yi ku ñuy entendre dañu toog xam li nga wax yépp ce qui fait que ñun dossier bi li ci am yoo xam ne looloo tax dañu man ma jàpp ne ñoom dañu doon jéem a nax dañu yaakaar ne ñoom danañ toog temps bu yàgg di lire seen document soxla wuñ ko tey li ñu wax ne dañoo indi dossier boo xam ne 7,000 page la il faut ma indi ci ay leeral yu leer nañ ndax dañoo indi 8 tomes yooyu ñu dañ cee jiital benn document boo xam ne 42 pages la loolu donc lañ bind ñu 3000 pages de
42 pages lañ bind léegi nag indi ay documents annexes yu jógee ci jëlee ci notaire yi ak statut société ak yooyu loolu lañ dajale def ko 8 tomes indil ñu ko ñun bi ñu jàngatee document bi nga xam ne mooy document wu 42 pages te nga xam ne tontu yi ñu ci war a tontu yëpp lañ ko def ci biir bi ñu ko jàngatee këyit yoo xam ne wax nañu ne mu ngi ci tom nangam ñu dem xool ko bi ñu ko defee ba pare ci ñaari waxtu xam nañ li nga xam ne ñun war nañ ko xam ci li ñu tontu ndax tegu na yoon tegu na ci yoon wala tegu ci wala maanaam nekk na loo xam ne nit war na koo mën a gëm wala yooyu su ko defee ñun maanaam jàpp nañ ne tontu yi daal ni mu waroon tegoo tegu ko bi mu ko defee nag man ma jël décision topp Karim Wade léegi am na lenn loo xam ne war naa ko leeral tamit maanaam saisir bi may saisir commission d'instruction dafay trancher benn débat sur la compétence ça veut dire que ñun jàpp nañ ne ñun nous sommes compétents que c'est pas la haute cour de justice qui est compétente mais que ñun ñoo compétents ci loolu dinaa bàyyi sama adjoint Antoine Ndaw lañ doon déglu sànq mbokk yi ci wàllu kon jano beeg taskatu xibaar yi aslëf ci di mu waxee firnde yi nu ko jox doyu ko loolee manes na ko caa jàngate ndax yóbbu na Karim Wade ak juróom-benn ñooñam yeneen ci kanamu section de recherche suba mu ne ñu jaar ci commission d'instruction daanaka kon moom yëf ya jeexal na ca wàllu yoon mooy jublu ci mbir yi daal di jàngat xool ndax dañu koy atteem déet Karim Wade ñu ngeeg maître Aboubacry Dey juriste la avocat à la cour maître maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Assane di la gërëm ci teewaay gi jàngat bu njëkk booy def ci mbir yi Karim Wade ndax am na ñu ne guerre d'opinion dafa am ci mbir yi procureur wax na laata moom avocat yi Karim Wade lan lañ mën a jàngate ci mbir yi ak fi mu toll nii ndax lépp ba tey mu ngi jaar ci yoon. waaw Assane ginnaaw ma la gërëmee ci invitation bi dossier bi nekk na li nga xamante ne ni actualité la dafa fekk rek ne. dafa fekk ñaar ñuy xëccoo moom. il faut que bataille d'opinion am ci mais li nga xamante ne ni moom la loi tëral muy la cour de répression de l'enrichissement illicite ak procureur spécial am ci sama jàngat boobu ba léegi ci yoon la ñu tegu yoon bi mooy déjà ñoom ñu def seen enquête préliminaire buñ ci paree ñu woolu ki nga xamante ne ñi nga xamante ne nii am maanaam dañu jàpp ne dañu leen di toppee enrichissement illicite jox leen mise en demeure mooy li nga xamante ne nii suñu gëstu may nañ ko gis nañ am ngeen lii ci alal may nañ leen fanweeri fan pour ngeen justifier alal yi fi ngeen ko jëlee foofu lañ toll ba démb moo nekkoon dernier délai bi donc ci la Karim Wade ak ay ñoñam ñëw déposer seeni preuve procureur spécial jàpp na ne preuve yi doyul loolu yoon moo ko may ay prérogative la maanaam ay sañ-sañ jàpp na ne preuve yi doyul maintenant mu daal di leen yóbbu caserne Samba Diallo pour l'objet de la garde à vue maintenant garde à vue mun na jeex suba comme ni mu ko waxee comme tamit mënoon nañ ko renouveler mais bu jeexee suba tamit moom dafay saisir directement la commission d'instruction la commission d'instruction ci boppam moom mooy def maanaam saytuwaat tey interrogatoire ak ay audition genre enquête lay defaat commission d'instruction boobu waaw donc commission d'instruction bu defee liggéeyam ba noppi ci lay jàpp ne est-ce que li ñu koy toppee am na bu nekkee am na njort na ne am na mu yóbbu ko nag devant la cour fi ñu koy àttee bu nekkee ne njort na ne amul nag bu boobaa mu rendre lu ñu naan arrêt de non-lieu. commission bi buy liggéey lépp pendant tout ce temps ñoom fu ñuy des ci kaso bi wala boog ci loxol yoon maanaam ci garde à vue wala mandat dépôt lan lañ ci mën a. waaw en fait ñoom bu garde à vue bi jeexee en principe c'est le mandat de dépôt rek moom réquisitoire am lay def. procureur spécial je pense que ci logique boobu la nekk jébbaleen commission d'instruction solliciter de la commission d'instruction le mandat de dépôt. bu boobaa dañ leen di garder mais commission boobu tamit. dafa am ci diir bi nga xamante ni moom la war a liggéey diir boobu moom bu ko yoon may mooy juróom-benn weer. ci la war a liggéey. ñoom fu ñuy nekk ci juróom-benn weer yi ñoom ñu téye. bu nekkee dañ leen mettre sous mandat de dépôt boobaa fu ñu nekk lu dul en fait dañ leen di détention préventive la ñu nekk. ci kaso bi la ñu nekk. waaw lan lañ ci gën a mën a jàpp fi mbir yi toll tey ji wala lépp a ngi dépendre ci commission bi ëllëg. bon fi mbir yi toll te daal liñ ci mën a jàpp mooy tey ñu ngi garde à vue procureur spécial jàpp na ne tontu ñu leen Karim Wade tontu ak ñoom doyu ko mu mettre leen en garde à vue su buñ leen déféré inchallah devant la commission d'instruction ce sera certainement avec un réquisitoire introductif qui sollicite un mandat de dépôt de la commission
commission bi nag bu boobaa ci lay commencé saytu liggéeyam. waaw am na beneen point boo xamante ne dégg naa sànq je pense que procureur spécial bi substitut bi Alioune Diop Antoine Diome wax ci. mooy affaire peut-être privilège ak yooyu. je pense que ni mu ko waxee ni mu ko déggee parce que nit ñu ngi ci doon wax est-ce que haute cour de justice lañ jëm wala dem cour mais je pense que fu mu toll ni c'est clair. waaw parce que dafa jàpp ni que ñoom instant bi ñu leen di jàpp ni amuñu benn privilège. parce que délit bi mu ngi am mooy bañ la joxee këyit ne la na nga tontu. ci fan yooyu indiwoo réponse yi doy. parce que boobu ba ngay tontu nekkoo ministre. donc li ma jàpp ni ci logique procureur la spécial cour de répression directement la jëm. kon du laaj ay haute cour de justice que ñu daal di voter accusation ci assemblée nationale. logique bu mu demee ni gëmuma dina am loolu. mais nag du tere nag bu boobaa bu ñu demee ba ñu atte. avocat yi ci boppam avocat yi ñeneen parti mun nañu def maanaam ay exception d'incompétence de la cour de répression pour wax ni que seeni client haute cour de justice li ñu jëm. très bien maître ci kanam tuuti mandat ak yow fii léegi may dem ca Colobane ga Karim Wade nekk section recherche ak ñenn ci ñooñam ak ñun ci jokko bi Abdou Khadre Mbacké Seck sëñ Abdou Khadre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yàlla jàppal. lan lañ mën a jàpp foofu jamono yi ci lu ñu méngaleeg démb militant yaa nga fa woon démb xol yi jóg dënn yi également jamono yi lan lañ mën a seetlu foofu. comme ni nga ko waxee yàlla jàppal fii nag moom tey ci section de recherche bu brigade Colobane dara mënuñu ko fi nemmeeku amul dara luñ fi signalé fii di Karim Wade moom fi ci biir nekk garde à vue moom ak juróom benn ñi nga xam ne ay présumé complice lañ fii nag liñ fi seetluñu fi tamit benn présence su militants yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci parti démocratique sénégalais démb nag bari woon nañ fi lool waaye tey moom kenn doxantuwu fi te liñ fi gën a nag nemmeeku mooy force de l'ordre bi maanaam way takk der yi ñoom ñoo ngi ci côté yi nga xam ne moo jëm ci biir section de recherche bi fii nag xam naa ne ngir su dara yëngoo rek ñoom ñu mën koo mëntandiku am ay journalistes nag ñoo fi xaw a ëpp ñoom ñi nga xam ne suba ba léegi ñoo ngi fi taxaw di toog di xaar ngir dara ruut si lu mel ni xibaar ngir ñu war ko mën a relais waaye Alaaji Assane li ma mën a wax mooy que ni fii nekk ni dara amu fi dara mënuñu ko fii signaler lépp normal la comme lépp normal la melu ne comme démb. Khadre Mbacké Seck ak ñun la woon ci Colobane section recherche gendarmerie ba Karim Wade nekk jamono ñi ak i ñooñam ni mu ko waxee amul benn militant foofee wala xëccoo waaye takk der yaa nga fa ngir du ñàkk xëy na sóoraale lu fa mën a am ñu del si waat ci plateau beeg maître Aboubacry Dey di avocat juriste maître avocat yu wàllu weneen bi ñoom Karim Wade ñoom ci tay ji ci ngoon ginnaaw kàddu yi procureur ñoom gis nañ ne violation secret instruction dafa am ndax jàpp ñoom ne atte bi ci rajo télé yi lañ ko war a defee yow looy tontu ci loolu. waaw man jotuma dégg seen déclaration. maître Demba Ciré Bathily la wax na ko ci RFM. ci misaal. waaw en fait xam nga instruction moom secret de l'instruction yoon daf ko protéger. mais dama jàpp ni en fait communication bu nekkee communication peut-être procureur de la République moo nekk violation de l'instruction. parce que tamit loolu mënuñ ci ànd trop parce que. am na dossier fu muy toll tamit il faut que procureur di mën a comme que askan wi la fi toogal di mën a wax askan wi li xew waaw di xew ci kàllaama bi nga xamante ne askan wi ci boppam mën na ko dégg. sans pour autant mu mun a wax en fait ay éléments yoo xamante ne nii tey nu mu tuddati ay éléments éléments yi nekk ci dossier bi. yoo xamante ne ni vraiment. dafay taqal wala muy setal. Et je pense que institution quand même le plus souvent ce que l'institution bu ñu ko day wax day fekk déjà également mu am un juge d'instruction wala une commission d'instruction bi nga xamante ne ni déjà saisir nañ ko. donc mais quand même pour communication bi c'est de bonne guerre parce que dafa nekk ci dëkk boo xamante ni procureur moo fi toogal askan wi te tamit war na mën a wax askan wi loo xamante ni mën nañ ko dégg surtout dossier mel nii. kon communication la ngir ñoom ci seeni façon rétablir les faits. waaw mën nañ ko jàppee noonu parce que j'ai pas très am na lu ma ci déglu tuuti rek ci communication procureur spécial bi mais jàpp naa ne en fait dafa nekk loo xamante ne ni rek lu war la parce que dossier bi moo toll noonu parce que il faut que tamit askan wi ñu gindi leen tuuti xamal leen en fait li xew ci dossier bi mais sans pour autant ñu dugg au fond waaw ñoom avocat yi ne xëy na gaawaay ci tontu bi ñu indee preuve yi xayma ko xëy na ci juróom fukki xët 40 et quelques pages ñaari waxtu ginnaaw si ak jàllale am ci kanamu section de recherche foofee yow sa xel nangu na jàngat gu fa xaj ak it méngale bay waral ak yóbboo ci kaso bi. waaw en fait j'avoue que ba ma déggee ni que dafa indi rapport boo xamante ne ni 3000 pages la te démb ñu ne Karim Wade jàpp nañ ko yóbbu ko section recherche sama xel xaw na tey tuuti ko
mais ba ma gëstuwaatee ñu ne ma que réponse am ci 47 pages la. le reste dafa nekk ay annexes. après ci laa mën a jàpp ni peut-être que procureur ak peut-être éléments yi nga xamante ne yoon na ko parce que tamit avant mu ko mettre en demeure yoon na ay éléments yoo xamante à la limite moom bu réponse bi ñëwee dafay def benn comparaison pour voir est-ce que vraiment li muy wax taxaw na wala taxawul. donc man ba ma xamee ne que 47 pages moo nekk réponse le reste ay kii la ay annexes la. donc man jàpp naa ni peut-être mën na nekk bu ñu tëjoo seen biir. ak éléments yi ñor bu ñu defee comparaison bi war nañu mun a am sañ-sañu. def li nga xamante ni def nañ ko. commission d'instruction bi moom tam j'imagine que war na am moyens yi war yëpp ngir mun a def gëstu yi wala procureur a koy xibaar wala moom mooy wutal boppam ay xibaaram ay gëstoom ngir mun a nag def ab àtte. waaw commission d'instruction bi. procureur bi da koy jébbal tout ce qui est pièce. procès verbal yeeg ak lépp jox ko mais terewul moom commission bi ci bopp nga xamante ne ñeenti juges yu xare ñoo fa nekk. ñoom tamit dañuy saytuwaat. dañuy defaat ay audition defaat ay interrogatoire boobaa tamit képp koo xamante ne yoon yóbbu na la ci kanam commission boobu tamit da nga ñëw taxaw ak say avocat tamit am nañ benn pàcc boo xamante ne dinañ ko maanaam taxawee ci kanamu commission boobu maanaam commission boobu beneen enquête lay defaat bu enquête bi leeree ne ñoom kii buñ koy toppee doy na pour ñu yóbbu ko ci kanam attekaay bu boobaa jël un arrêt de renvoi bu nekkee doyul tamit ñu wax ni que kii kat luñ koy toppee doyul bu boobaa nag procureur spécial ci boppam am na droit interjeté appel ci décision boobu. waaw maître maa ngi lay gërëm waaye du ma la bàyyi ci laajuma la bu mujj bi ci wàllu li nga xamante ni du sax Karim Wade procureur spécial wala keneen waaye loi bi ci boppam ñeel enrichissement illicite ñenn ñi jàpp ne dañ naan la yaa moom lii foo ko jëlee est-ce que jotul ñu jubbanti mbir ya buñ la tuumaalee ki la tuumaal wuti firnde wala yow sa xel nangu na mbir yi continuer nii mu mel. waaw en fait loi bi am na ay coow yu ci juddu mooy maanaam. problème présomption d'innocence ak renversement de la charge de la preuve problème mooy bu ñu la mettre en demeure ne la na nga justifier est-ce que lii yow yaa ko moom est-ce que bu boobaa ñii dañu jàpp ni que ça maanaam dañu renverser la charge de la preuve ñii jàpp ni c'est normal parce que procureur ci spécial ci boppam moom def na ay gëstoom ba noppi ba xam ne en fait que yow am nga lii ak lii ak lii ak lii ak lii mu war la am sañ-sañu nag laaj parce que nag dañ la takkaloon ndomba tànk te qualité boobu tamit mooy qualité boo xamante mooy prévaloir parce que ku nit yow Assane Gueye kenn du la fekk di la laaj est-ce que léegi lii yaa ko moom parce que takk nañu la ndomba tànk donc bu la takkalee ndomba tànk mo procureur spécial xam na ne am lii ngay am ci at bi wala juróomi at yi lii nga ci mën a am bu gisee ne am nga leneen ci biir enquête am war na mën a ñëw taxaw laaj la ko parce que vraiment il est spécial dafa am pouvoir yoo xamante ne moom la ko yoon jox te tamit mission bu muy dox dafa nekk mission boo xamante ne dafay laaj tamit yenn taxawaay yi ak yenn sañ-sañ yi parce que mission pour aar askan wi la pour vraiment li nga xamante ne nii moom askan bi tooñ nañ ko ñu mun ko delloo finalement tuuma charge la gën a jege ko tuuma ndax buñ ne ay tuuma rek ñu ne xëy na waaw dañ ko njort ci moom rek waaye daanaka procureur bu tollee fu di mel na ni wees nay njort ci moom am na lu mu gis ci yow waaw parce que moom it am na parce que loi bi dafa jox procureur spécial bi maanaam ay prérogatives yu rëy maanaam ay sañ-sañ yu rëy comme ñu maanaam ay secret bancaire mënoo ko opposé la lu mu tuddati procureur spécial ak yeneen de telle sorte que moom bu dee ñëw di la laaj sax day presque xam na waaw mais yoon moo tëddee noonu presque xam na waaw mais faaw ñu déglu la rek pour mën a très bien maître Dey ñu ngi lay gërëm bu wax la sant incha allah 20h français beeg Khalifa Diakhaté mu nekkoon ak ñun mbokk yi maître Aboubacry Dey juriste avocat à la cour ba tey ci mbiram Karim Wade di waa bokk gis-gis convergence démocratique ci njiital Pape Diop am nañ ci xalaat ñoom gis nañ ne daal yëf yi na yoon def liggéeyam rek waaye nag nguur ak Macky Sall bàyyiluñ ko lu bari ñoom tey ci seen janook taskatu xibaar yi Fatou Bintou Konté nga fa woon ak Mohamed Dieng jàpp gi nu jàpp doomu ancien président sénégalais bi kii di Karim Wade moom ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci convergence démocratique bokk gis-gis Thierno Lo ak ay ñoom dañ ko sofantal te jàpp ni Karim Wade sénégalais li bépp sénégalais la ñuy laaj daal mooy justice def li nga xam ne moom mooy liggéeyam. Karim Wade ak ñi mu àndal ay sénégalais lañu comme yeneen sénégalais yi nga xam ne bile Massamba Diop ou Pathé Ndiaye bi nga xam ne bile jàpp nañ ko tey tëj ko ci kaso bi. parce que réew dañ fi nekk mu am ay loi yoo xam ni boo ko jalgatee ñu teg la ci yoon kon nag li ko dal na fi keneen liñ ciy ñaan ñun mooy que ne rek na justice bi dox ci ni mu war a dox ñun jaraluñu ñu seppi ko def ko loo xam ne lii dafa nekk lu rëy justice bi nañ ko bàyyi mu def liggéeyam correctement ku tooñ nañ la teg ci yoon ku tooñul
nañ la bàyyi nga dem. tey nag ñu tasanteeg taskatu xibaar yi ñoom ñii nga xam ne ñoom ñooy waa convergence démocratique bokk gis-gis xool nañu ba xool mais jàpp nañu ne régime Macky Sall bi jamono ji dara doxu fi. Senelec mi ngi grève étudiants yi ñu ngi lakk seen bopp lait bi yokku na courant bi yokku na pomme de terre yaa ngi pourrir enseignants yi seen i prime plateforme yi état bi signé woon fayu ko ñii pomme de terre yi mi ngi yàqu lépp ngi doog yàqu ci biir Sénégal ndaxte Macky Sall xamul fu mu war a jaar fu mu defar réew. ñu dellu si waat lii di waxu homosexualité bi ñi nga xam ne ñoom ñooy naataango Pape Diop bi jàpp nañu ne lii di lobby homosexuel bi fii ci Sénégal daf fee am doole te yàgg na fee ne kenn mësu cee wax. ci réñu Macky Sall aussi ngeen gis nit ñi am fit di fi tudd lu mel ni affaire góor jigéen problème góor jigéen nee na yàgg na am suñu tradition mais ni ngeen ko gisee fii mosu leen a gis débat boobu amee nii parce que def nañ fi ay injonction yoo xam dañ leen koo jox ñu dem fii def seen benn réunion sous prétexte de parler des problèmes de droits de l'homme ça c'est une recommandation des bailleurs le problème des droits de l'homme nañ ko respecter droits de l'homme yooyu affaire homosexualité mi ngi ci biir. yàggatul dara at rek ci des ñi di waa convergence démocratique bokk gis-gis jamono ji ñoom ña ngay laajte ñu jox leen li nga xam ne mooy seen récépissé ndax ba nu taxawalee seen parti bi ba tey dafa yàgg boobu ba léegi kenn joxagu leen dara. ñu jeexale mbokk yi xibaar yi sport gi ginnaaw bi nga xamante ni ngeen ko seetloo lu bari ci xibaar yi tey wàllu yoon la ak mbiri Karim Wade Abdoulaye